jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw toujours ñu ngi ci journal People de la semaine comme ni ñu koy waxee à la présentation Seydina Tange Tandian mu Serigne Saliou léegi nag dañuy ñëwaat ci beneen fait boo xamante ni rebondissement rek la ñuy def ndaxte suñu émission bi passé dafa génne woon ay toiles yu bëri ba ci rappeur bi di Mor Talla Gueye ñu gën ko xam ci Nit Dof nag ginnaaw bi émission bi génnee ba ñu waxee woon ci Ousmane Sonko moom aussi ñu tudd woon ci turam te kenn tudduwul turam ku dul kii di Simon moo toog ak Thierno Diallo ci biir otoom Thierno Diallo ne ko man de am na ku ma doon proposer passeport européen à 10 millions Simon mu ne ko yooyu de baaxul ndaxte su jeexee kenn mënu ko renouveler Nit Dof si la yoroon bi mu waxee loolu ci vidéo bi nag ñun suñu émission bi passé ñu waxoon ci bañ ci waxee maanaam samedi lañ ci wax dimanche ci guddi Nit Dof moo jël téléphone am woo ma man Tange Tandian bi mu ma woowee ñu waxtaan bu yàgg audio bi maa ngi ak moom man maa ngi ak audio bi ma wax ak moom bi ñu waxee après ñu continuer mu xëy suba si yónnee ma message ma yónnee ko mu xëy suba si dem Seneweb def émission toog ci télé bi ne Tange Tandian day kàcc ci lu mu wax ci affaire Ousmane Sonko par respect ak sama sœur du ma tudda turam parce que loolu romb naa ko du ma ci ñëwaat bi mu waxee loolu ma dagg extrait bi xool li ma wax ak moom ndaxte bi may wax ak moom am na ñoo xamante ni déglu nañ li ma wax ak moom lan lañ ma njëkk a tontu kii de entrée gaynde la def sorti muus Nit Dof bi muy wax ak man téléphone entrée gaynde la def sorti muus bu mu defee sorti muus bu mu waxee loolu nag ma yónnee ko vidéo bi ma ne ko naaj Sony TV parce que maa ngi koy xamal ni que warul woon waxee nii pour war na ni que c'est pas des gens intelligents après loolu ñu commencé discuter mu commencé naan non diw mi ngi fii diw ma ne ko diw mu ne ma ne ko on est démocrate man sama xalaat laa wax am samay preuve am fi ma ko teg wax naa ko laaj naa leen preuve kenn mënu ma indil preuve mu ne ma non da nga war a dem weddi ji ko nangam sangam ma ne ko nit du yow yaa may weddi loolu du yow yaa may wax loolu yi ñuy wax mu commencé expliquer ma ne ko diw warul toog di saaga institution Bassirou Gueye institution la même su waree wax am na nu mu war a waxee ndaxte am na ñu fa toog waxuñ ñu am suñu discussion bépp mi ngi sama téléphone bi loolu amee pour moom dafa jàpp ni que ci loolu rek laa sarne wu mu demoon da nga waroon wax ci affaire passeport diplomatique yi ma ne ko kon yow seetaanoo émission bi partie boobu nga seetaan passeport diplomatique yi laa njëkkee teg ci Bougazelli ma yónnee ko lien yi bi mu ko yónnee lien yi si la ma envoyé audio bi ok d'accord nice je salue ton job donc ki la wax loolu ba ñu commencé wax ma ne ko man xam naa ni tu es intelligent parce que soo intelligent wul woon doo bind ay texte di génnee ay album bay créer ay show of the year te xam nga ni ay millions ñoo ciy dugg ndaxte tu es intelligent dama bëgg na nga taxawaat te waxee xel te bañ di waxee xol ñu nekk ci discussion boobu toujours mu campé ci position ci li ma waxoon ne ma loolu amul ma ne ko loolu yow la engagé man li ma wax man la engagé donc nañ yem foofu bi ma defee nag interview Seneweb Zeyna laaj ma ci Nit Dof lu ma waxoon comme commencé naa échanger teg moom ba ñu séqante ay jumaa mubarak yendu ci jàmm yendu watal ci jàmm ma ne ko non Nit Dof moom suma gaayan la ma jël audio bi lu ñu mujj wax ma teg ko moom après loolu moom envoyé message man ci moom sax laa xamee teg nañu interview mu ne ma non la ñuy wax nanga ma ne ko non nit li ñu doon wax ci cadre boobu laa doon waxee moo tax ma teg ko bi ma ko tegee nag si ngoon si mu envoyé mu ne est-ce que tu me permets ma génnee suñu discussion yëpp pour ma setal sama bopp ma ne ko nit oui je te donne la permission sors tout waaye li ma ci jaaxal Nit Dof bi nga demee taxaw di def sa live Facebook ci jouru màggal bi dama bëggoon nga wax ma ak yow lu ñu wax audio bi mënoon naa ko teg de mënoon naa ko teg lépp lu ñu discuter téléphone maa ngi ak moom mi ngi Sénégal mi ngi Espagne mi ngi France lépp lu ñu wax mi ngi foofu discussion bi yëpp maa ngi mais da nga taxaw di expliquer di wax boo xamante ni tegul fenn Nit Dof man sama position rek laa la waxoon je suis là pour la vérité je suis là pour le Sénégal man lenn ma ñor muy dëgg amul kenn ku nekk sama ginnaaw amul kenn ku nekk sama kinam nee naa leen joxe naa sama bakkan bi addiya Serigne Saliou Mbacké te fas naa yéene défendre lépp loo xamante ni dëgg lay doon ak manipulation képp ku fi jóg taxaw bëgg a manipuler peuple bi ci ay wax yoo xamante ni taxawul man dinaa jàkkaarloog askan bi ne leen li ñu wax amul nii la demee sama wax nag comme ni ko maam Diarra Pam waxee Tange li mu wax ñi ko gëm ñoom la engagé ñi ko gëmul ñoom la engagé kon lu ci jar dem ci réseaux sociaux yi di saaga seen planification nee naa leen xam nañ ko téeméeri sites yi ngeen créé téeméeri comptes yi les mêmes personnes nekk di saaga et pourquoi pas mun leen ñëw ci débat d'idées Nit Dof li ma la waxoon sama position ma ne la ku la neex mën nga faral mais Y'en a marre nga ne nga bokk mouvement Y'en a marre ñu ne mouvement citoyen la du mouvement politique pourquoi ngay rallier wu ci politique ci parti su dee da nga am carte Pastef da ngay génnee sa carte nga ne man Nit Dof kat je suis militant de Pastef ñi xam ne politicien nga Y'en a marre génne la ci Y'en a marre mais munoo nekk ci Y'en a marre tey suba nga bëgg a nekk encore fële
nit dof loolu laa lay wax man la sa position mën nga ci nekk tu es un rappeur porteur de voix nga da nga war a xool lu métti askan bi nga taxaw wax ci mais bul défendre loo xamante ni du dëgg lu tax man la bul défendre loo xamante ni du dëgg fi nga ma woo lu tax man la duma la gëm nañu seetaan sa vidéo leader bi jëmoon ci wàllu vaccin yi lan la ci waxoon ak lu mu ci waxaatal. waaye li tax ma ne nañu moytu mooy dañu nekk ci contexte boo xam ne ñii bëgg a dugal nouvel ordre mondial jaar nañu fu ne mu dëgër fu ne même affaire corona bi jaar nañ fa andi ñu coowul vaccin bi ñu xamee ni africains yi duñu nangu vaccin alors que suñuy président yenn suñuy président ñoom nangu woon nañ ko ba noppi parce que président bu taxaw naan la nouvel ordre mondial rek mi ngi ci système u gars yi am na lu ñu bëgg fexe ba dugal ko ci li nga xam ne moo leen di gérer ci liy capacité Afrique rawatina nag croissance beeg jeunesse population beeg yeneen ak yeneen kon ñooñu bu dee jaar nañ fu ne mu dëgër lii am ñu daal di créer benn dynamique boo xam ne pour créer un choc mondial benn chaos mondial jaare foofu nag ne il faut ñu dugal li ñuy dugal nañu tey bu ñu kenn manipuler yàgg nañoo souffrir jaar nañ ci traite négrière jaar nañu ci colonisation ñu ngi ci néocolonisation nañu dellu siwaat suñu bopp liggéey lu ñu war a liggéey moom suñu bopp defar li ñu war a defar bu boobaa kenn dootuñu yépp waaye lépp lu ñu la wax lu weesu loolu rek am na leneen loo xam ne ñu ngi ko ciy essayé laxas te nañ ci dellu si ci beneen waxtaan. li may wax nag li ma ci gën a bëgg a leeral mooy man contre ma vaccin de bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi vacciné wu te vaccin yooyu amul benn bu ñu ci defaree Sénégal à ma connaissance wala docteur donc problème bi du est-ce que contre na vaccin wala contre ko gëw mooy it ni vaccin bi complot la ndax bu doon complot ñoo ko defar duñ ko xëccoog ñun parce que xel day loolu lay jëriñ bu dee ñoom ñu ngi koy xëccoog ñun ba ñun mënuñoo jot ci vaccin bi ça veut dire que ñoom jàpp nañ ni vaccin bii lu baax la ba tax ñu koy def kon loolu dama bëgg mu leer balaay parce que sénégalais da ngay génn fi rek waaw moom nee na moom ne déedéet damay wax lu leer contre ñu principe bu vaccin àdduna dafa dox dafa nu muy doxee dafa gaaw science dafa dox médecine bii 20 ans 25 ans 30 ans ci gannaaw ku la waxoon opération éveillé nga ne xanaa ci wéru waaye tey ñu ngi koy def kon vaccin it bu dee ñu ngi ko doon defar si 15 ans 20 ans science mun na dox ba ñu defar ko ci anam bu gën a gàtt. kon yaakaar naa ni dof ñoo seetaandoo vidéo bi nga xamante ni sa leader ngay défendre en tant que sénégalais il est libre d'être président de la république du Sénégal mën na ko wax parce que c'est un sénégalais mais tey suy wax ak askan bi jëloogul président de la république du Sénégal waxu démboom du méngoog waxu tayam man Tange Tandian wax jooju mënul dugg sama nopp te sénégalais yéen ñi may déglu am noppi gor am noppi garmi bëgg dégg lu baax bàyyi leen seen xel ci lii bu baax a baax li mu la wax démb ak li mu lay wax tey donc daal du ci benn koo xamante ni nekkoogul njiit Ablaye Wade def na fi wax waxeet xëy na nee ngeen Macky Sall def na fi wax waxeet waaye ba muy naan dinaa def mandat bi ci 5 ans ba mu demee ci biir conseil constitutionnel moo ko ne munoo ko def waaye kii nga xamante ni nekkoogul président moo waxoon lii ci vaccin bi moo ko wax de neen ay complot la organisation mondiale yeeg yenn si président yi nangu lañ ko pare moo taxawaat fii ne musuma bañ vaccin ndaxte bi ñu juddoo ba léegi nekk xale ñi ngi vacciné waxuma ko nag moom moo ko wax nit dof yow laa wax nga defal ma commentaire bindal ma teg ci lii nga dégg. tey nit dof damay ñëwaat encore ci beneen fait boo xamante ni dama ko fekkee déglu ko déglu sa leader kaddu yi mu yëkkati woon teg ko ci Ahmed Khalifa Niass moom moo yëkkati kaddu yi teg ko ci Ahmed Khalifa Niass ne Ahmed Khalifa Niass nii ki naa créé woon na fi parti chiite ñëpp xam nañu Ahmed Khalifa Niass la jàkkaarloog Senghor moom moo fi dem Iran dóor moom moo fi dem Arabie Saoudite ne lii la moo fi dem ci Kadhafi nangam ne lii la waxuma ko de sa leader moo taxaw wax ko en public moo fi ne moo dem ci Ablaye Wade dóor ñu jox ko 151 hectares fii ci Lac Rose lépp ay dóor la sooy xool ki dàq complot Ahmed Khalifa Niass la sa leader moo taxaw wax ko fii jeunesse bi gis ci seen bopp maanaam souffrance su jeunesse bi ngeen di utiliser xam na ni que tey lii injustice la daw ànd ak moom. xoolal sa leader bi mu dellu siwaatee barki démb lan la wax ci kanam Ahmed Khalifa Niass. dégg ngeen barki démb kenn kuy wooye boppam kilifa diine nga xam ne peut-être ñi fi gën a jeune du ñu xam histoire am waaye ma fàttali leen ni moo fi créé woon parti bu tudd Hizbullah ne day jël nguur gi par force imposé diine ba Senghor tëj ko kaso mooy koo xam ne su demee Iran ne leen chiite la
mbëkk leen ñu jox ko ay milliards mu daw bu demee Arabie Saoudite ne leen wahabit la mbëkk leen ay milliards ñu jox ko xaalis mu daw bu demee ci Xadafi ne ko yow sëtu yonent ka man sëtu yonent la mbëkk fa ay milliards daal di ñëw toog mooy koo xam ne lu mus a nekk complot ci Afrique ak lu mus a nekk complot ci Sénégal loxoom a nga ca boo demee ci livre bi Abdou Diouf bind mu ngi fay nettali bi mu demee Niger di fa def yëfu saay-saay ba ñu jàpp ko fa torturé nañ ko fa lakk nañ fa ay affaire am ñooñu tey benn échantillon rek ci mbir mi ñooñu tey ngeen di dégg ñu yor seen làmmeñ di mbël-mbël yi parce que dañoo njortu ni seeni intérêt barki Dembo Ndiaye rek lañ ma andil ay kayitam fii Lac Rose rek 2011 ndax na fi Ablaye ba mu jox ko 165 hectares 1 650 000 mètres carrés ñi fi nekk ñëpp mënoon nañ ci am kër teguwul ci dara lu dul njuuj njaaj ak maguy parce que du ci mérite. rëy buñ ci am parce que Ahmed Khalifa Niass ñoo ngi ko doon suivre boobu duggaguñu ci politique mooy koo xam ne kenn nattablewul dimension intellectuelle am maa ngi ko wax sànq bu ñu weetee nii balaa may dugg politique depuis ay année 2009 tey sama ordinateur su ma ko andi woon am na benn chemise bu ma ubbi tuddee ko Ahmed Khalifa Niass lu bëri la muy bind ci ay contribution ay article maa ngi ko wax léegi benn bu mu doon ci finance internationale ma toog ne waa góor gi moom lii lépp fu mu ko xamee donc ñëw seet si ku mel noonu nga xam ne ci wàllu xam-xam xalaat ak xel li amul kenn koo xam ne di nga am xel ñaar ci Sénégal. kon Mor Talla Gueye nit dof yaakaar naa ni ñoo seetaanoo vidéo bi man commentaire ma ci waxuma ci dara dama bëgg yéen sénégalais yéen ñii seetaan ngeen jox ma commentaire ci lii ngeen dégg fii ba tey nit dof dama lay indilaatal beneen vidéo bi nga xamante ni man Tange Tandian waxuma ko mais analyse beneen doomu aadama la tey mi ngi fii ci marché du poisson moom moo fa nekk moom moo bokkooloon ak sa leader foofu impôt et domaine moom moo bokkoon ak sa leader xeex bi ñu doon xeex foofu ci impôt et domaine ñoo bokkoon syndicat bi ñu tegoon sa leader moo taxawoon di leen naan vous êtes des jeunes pressés sa leader moo yëkkati woon loxo Amadou Ba ne ko le tout puissant kii moo ko taxawoon ne ko jël sa seul Dieu et le tout puissant nit dof seetaanal vidéo bi après nga ñëw jox ma commentaire après maa ngi lay déglu. réew mi gàmmu dootu fi am màggal dootu fi am ak leneen ak leneen. nii daf may jaaxal sax. Ah bon? parce que quelqu'un boo xam ne yow même boo nekkee fonctionnaire di demander permission pour màggal mu naan la loo fay wuti. à lan l'époque moo fa ne. à l'époque tey parce que bëgg na nguur gi nga dem taxawtu man bu ma gëmul yéen bu ma gëmuloon. yàlla mais li ngay wax ni c'est grave. non mais li ma lay wax bu dee ay fen la nga woo leen ñu toog devant moi qu'il me le dise bu dee ay fen la taalal sa micro nga def micro trottoir aux impôts mes collègues ñu ngi may dégg ñeneen ak ñeneen képp ku newoon dama. sëñ Cheikh Thioro Mbacké sëñ Ba Sadis ak ñeneen la ñuy yëngatu ñun boo ci génnee njabootu sëñ Touba man ñi ma gis defe naa dara des ci parti boobu kon ñun amuñu lu dul suñu diine amuñu lu dul suñu kilifa diine. mais bokkuñu vision politique. Moi j'ai été dans les syndicats avec eux. ñuy bon? xeex waaw oui j'étais dans le même syndicat avec Ousmane Sonko donc lépp fii la ma fekk. kon Ousmane ñuy Sonko war nga ko xam quand même. naa la jox benn exclusivité comme niñ koy waxee. tous les l'administrateur du parti Birame Souleye Diop. waaw Bassirou Diomaye qui est responsable des cadres de PASTEF. ñun ñoo amoon candidat Birame Souleye di suñu candidat Ousmane Sonko am beneen candidat bu tudd Waly Diouf Bodian. ah bon. ànduñu woon sax ak Ousmane Sonko xam nga moment boobu internet amul moo tax tey c'est difficile de faire revenir tous ces gens-là. Ouais. mais mes collègues des impôts ñu ngi may dégg ba ñuy dem saali CICES du 4 avril amul lu ñu pratique bu ñu deful man mii di wax ak yow suma machine yi bureau sa sàcc nañ ko. pour mun a xam ñun lañ doon manigancer ci suuf ak ki ñan ñoo nekkoon suñu ginnaaw et pourtant Ousmane Sonko était derrière tous ces actes-là. Birame Souleye man ñun bañ koy tànn def ko suñu candidat ay valeur la ñu gis ci moom te ba tey dama jàpp ne nitu valeur la. Bassirou Samba Niasse comment dire Bassirou Diomaye Faye ba may ñëw di ñu koy def suñu chargé revendication ay valeur la ñu gis ci moom te valeur yooyu laa gis ci moom ba tey. mais pourquoi ce changement de retournement
pourquoi aujourd'hui lañ doon xeex ci Ousmane Sonko tey ñu mun a nangu Ousmane Sonko boobu tey nekk seen coordonnateur nekk seen chef de parti alors que ñoom Ousmane Sonko moo ñu ne vous êtes des jeunes pressés Bassirou du dégg Birame Souleye di dégg. ah bon mu yëkkati loxo Amadou Ba naan ko le tout puissant Amadou Ba. ñun bi ñuy xeex moom Ousmane Sonko loolu doon Amadou Ba ba mu bi wax nekk loolu man de j'ai dit dama ko répondre ma ne ko tout puissant yàlla rek lañ ko war a jigle. man maa ko répondre loolu man ne ko te la ma waxoon buur gi ba comme da nga ne ñun nous sommes des jeunes pressés et qui sont encagoulés lañ fa doon wax nañ génn wax ko Ousmane Sonko gagné na confiance yi beaucoup de Sénégalais. mais xëy na ñenn ñi dañ leen induire en erreur. parce que ñenn ñi ils n'ont pas compris parce que ñenn ñi sont animés par le désespoir ñenn ñi jàpp nañ ne tey il faut changement am pour ñu mun si gis suñu bopp. mais c'est le na. mais Ousmane Sonko quand même quoi que l'on puisse dire yaa ngi koy nangul sa bopp. mais comme ni ma wax il incarne le changement voulu par les jeunes. non Ousmane Sonko n'incarne pas le changement. Ousmane Sonko li muy incarner. mooy en fait benn rébellion jeunes yi culture bu Sénégal mosuta am mu bëgg ko dugal ci jeunes yi loolu la indi. mais Ousmane Sonko indiwul dara lu bees. parce que mais est-ce que noonu la meloon aux impôts et domaines. non mais dama dëgg mais Ousmane Sonko ba 2014 yow da nga xamoon Ousmane Sonko. su fekkoon noonu la mel dinañ ko xam. su meloon noonu ngeen xam ko moi je vous dis ay journalistes ngeen dem leen xool cassette vidéo kër kilifa diine yépp à part 2014 ndax di ngeen gis Ousmane Sonko buy ziar ay xabru Touba. dem leen wër télévision yëpp ngeen laaj ay cassette à part ba 2013 ndax gis ngeen Ousmane Sonko buy ziar. mais loolu yàqul dara ci sa vision politique. mais boo gëmul dara. bugg nguur bu mu tax ngay wane ne man dama gëm ñi. man bon problème avec Ousmane Sonko c'est ça même s'il est franc-maçon na taxaw ne man franc-maçon laa bu ko nit ñiy gëm ñu gëm ko ci loolu mais mënul ñëw di woo sénégalais ci loo xam ne gëmu ko. moo tax ma ne leen tey nit ki li ngay woote da nga fekk nga niru ko mais Ousmane Sonko ne peut pas venir sol ay grand bu boobu ne day ndax kilifa diine te gëmu ko. kon nit dof yaakaar naa ni seetaan nga vidéo bi sénégalais yéen a ngi seetaan vidéo bi déglu leen kii li mu wax li amoon démbule ak am tey mooy li may wax chaque fois rek dama ne ñun Sénégal dañoo sonn ci xeex bi depuis Senghor Abdou Diouf ñi ngi xeex Ablaye Wade 25 ans à l'opposition mu ñëw bëgg a fi imposer 3e mandat Sénégal yëpp génn ànd xeex ko Macky Sall ñëw yàlla teg ko fi premier mandat tegaat ko fi 2e mandat sénégalais yi wóolu ko avec 57,8% teg ko fi ngallaawaay nañ ko bàyyi mu eggale mandat am moo xam def na lu baax moo xam deful lu baax comme sëñ Modou Kara ni mu ko waxee ku ne Macky deful lii waaye neel Macky def na lële ndaxte nit mën fi nekk ci pouvoir te du def dara je suis pas d'accord peut-être am na ay failles yoo xamante ni bëri na yoo xamante ni am na tey ci nguur gi tey gis nañu dund bi dafa cher askan bi ñu ngi sonn mais tey nañu jàpp ni ñun aussi on a été responsable ndaxte ba ñuy dem mars di toji ay bagaasu jaamur di yàqal ay nitu jaamur di naan nañ toj effigie français yi nañ toj Auchan yi nañ toj station Total yi amul benn tubaab bu fay jëndee essence amul benn tubaab buy liggéey ci Auchan amul tubaab boo xamante ni mooy duggee biir Auchan ñun sénégalais yi ñoo fa doon duggee mais tey loolu ngeen yàqoon tey économie bi daf koy récupérer waat ci askan bi pour defaat ko ci askan bi est-ce que ba ngeen doon def loolu xalaatoon ngeen ko def ngeen ko toj ay yëfu jaamur dem ngeen sax ba ay butigu sénégalais yoo xamante ni joteewuñu yéen dara fii ci Parcelles mooy fi ñuy jaayee téléphones yi soxna May da ngeen ko toj jël ay téléphone ay sàcc rax ci ay bandi rax ci ngeen foogoon ñooñu ñëpp yéen lañ àndal ànduñu ak yéen de maanaam da ngeen woote benn soulèvement boo xamante ni tey askan bi ñoo ci ànd tey kan moo ci loolu askan bi moo ci loolu ñaata doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan maanaam fukki doomu aadama ak ñett ana seen waajur ñoom ñoo ñàkk est-ce que nit dof tey yow sa waa kër ñi ngi woon ca est-ce que sa leader doomam mi ngi woon ca manifestation est-ce que ay mbokkam ñi ngi woon ca manifestation ba kenn nekku ci woon donc sénégalais yi ubbi leen seen bët ngeen xam ne ni que Sénégal tolluwuñu foo xamante ni dañuy xool benn nit boo xamante ni dafay utiliser souffrance ak malheuru askan bi di xool ni que fu mu méttee ci ñoom mu ne yéen laay défendre alors que mosu leen défendre donc nit dof ci débat bii laa lay woo en tant que sénégalais ngay un jeune nañu yeewu tey suñu bëggee changement nañu xooli koo xamante ni tey doy nañu ba mu leer ne que ëllëg suñ ko tegee ci Sénégal kii day dañuy ànd ak moom bokk benn xalaat bokk benn xam-xam liggéey Sénégal ndaxte lenn moom a ñor mooy le développement du Sénégal amul benn mbindeef boo xamante ni yaa ngi ci Sénégal tey ngay homme politique wala truc consort boo xamante ni intéressé nga am du yéen kese yéen a fi opposant Abdoul Mbaye opposant la pourtant nekkoon na fi premier ministre Malick Gakou li mu def ci AFP nekk ko ministre opposant la tey mën nañu ne Khalifa Sall li mu def nekk na maire de Dakar opposant la mais est-ce que gis ngeen militant Khalifa Sall taxaw tey ci réseaux sociaux yi di saaga doomu aadama yi est-ce que mës ngeen dégg mais Khalifa bañ koy convoqué di ko yóbbu est-ce que gis ngeen doomu aadama bu ci dee tey Malick Gakou Karim Wade tey doomu Ablaye Wade la c'est du PDS
tey Karim Wade boobu bañ koy woo France la nekkoon su ko neexoon du ñëw mais dafa ñëw Sénégal dem tëdd li mu war a tëdd ba muy génn ba di koy yóbbu ay Qatar donc je crois que tey suy on est des politiciens ñu bëgg a développer Sénégal dañu war a njëkk a woote discours jàmm discours apaisement la ñu war a woote mais jamono ji discours fitna ngeen di woote discours saaga ngeen di woote discours xaste ngeen di woote discours terroriser nit ñi ngeen di woote te alors que jëloogu leen nguur gi yéen tey est-ce que sénégalais yi du ñu tiit yéen su ngeen jëlee nguur gi tey yéen ngeen yor pouvoir yëpp ban xalaat ngeen di am ak ban donc dama bëgg sénégalais yeewu man nekkul ma fi ma Samba nekkul ma fi ma Demba tey sa leader su ma ko gisee suba mu nekk ci benn voie boo xamante ni ak sama gis-gis bokk na voie de développement la damay génn ànd ak moom xeex ak moom mais su ma gisee ni tey suba beneen leader nekku ci damay taxaw ŋàññe ko clash ko mais li ñu gis Sénégal kenn musu ko gis Sénégal li ñu gis Sénégal sénégalais yi kenn musu ko gis Sénégal sénégalais yu bëri gis nañu dëgg bi bëgg ko wax ba ci yenn journalistes yi dañuy gis dëgg bi bëgg ko wax ce matin laa doon waxtaan ak benn waay bu nekk France nga xamante ni ay journalistes sénégalais sax dañuy ñëw parfois moo leen di yóbbu nee na ma Tange li nga wax yëpp dëgg la même journalistes yi parfois dama leen di yóbbu xam lu ñu may wax c'est-à-dire que am na ñoo xamante ni tey soo leen laalee militants yi dañuy nekk fii di la saaga ci réseaux sociaux yi nangam sangam te jaru ko man Tange Tandian su dee da ngeen foog ni saaga ci réseaux sociaux yi wala xaste wala def lu leen neex moo tax may arrêté jàppale ni que c'est peine perdue sama bakkan bi joxe naa ko addiya Serigne Saliou Mbacké ngir défendre lépp loo xamante ni dëgg la j'ai pas peur de mourir fi ma taxaw nii tant que maa ngi défendre dëgg te ci dëgg boobu laay wéy te ci dëgg boobu laay sax lu tax lu jëm ci yéen ngeen ne complot te lu jëm ci keneen ngeen ne du complot Sénégal il faut qu'on se respecte tey yéen a nekk à l'opposition yéen tey mën naa ne démocratie zéro amu leen ci dara tey su ngeen taxawee di naan pouvoir bi day xeex démocratie yéen da ngeen xam démocratie tey naka la seen ñaari ñooñ taxawee ci oto ñi filmer leen ñi nekk di trafiquer faux et faux ngeen naan amul transaction amul nangam sangam mais yëkkati passeport enquête xaalis ci faux visa ñaata doomu aadama lañ tëj ci kaso ci loolu ngeen ne dossier bi dara nekku ci est-ce que vous êtes lucide avec vous nit ku responsable taxaw ne dossier bi dafa vide non mais arrêtez Karim Xrum Xax c'est yéen la gën a jóge yéen la gën a bokk dafa taxaw wax leen dëgg ne leen waroo leen taxaw fii di naan dossier bi dara nekkuñ donc dëgg dañ koy ñemee di ko wax à vous nag les Sonkis boy nee naa leen lu ngeen bax ma ngeer ko je suis prêt à vous affronter tant que respecté wu leen nit ñi yaruwu leen man ak yéen xolal ba jusqu'à fu leen neex nit dof nag li ma lay conseillé nga dellu si waat mënoon naa la tontu de génnee ay discussion mais débat d'idée laa lay indil tegal naa la ay vidéo fais la comparaison sa leader bi nga gëm li mu doon wax démb ak li mu doon wax tey est-ce que méngoo na est-ce que tey man kii dina ma inspirer confiance non pour nga inspirer ma confiance foog nga am loo wax am na li ma def ci dëkk bi wala amul lu ma def ci dëkk bi maa am lu ma def ci dëkk bi 2012 laa teg sama société di liggéey ay am ay employés di leen fay di def lu baax ci réew mi di def teranga di def social bu baax bërki démb ba ngeen yoree seen connexion yor seen internet di saaga nit ñi ñun as tuuti bu ñu yàlla may dañ ko jëndee jundee ko ceeb yóbbu ko Touba jox ko jaam yi ci màggalu sëñ Touba bi te pourtant mënoon nañ ko wanewuñu ko am na ay doomu Sénégal yoo xamante ne ay patriotes lañu tey ku mel ni Elimane Lam ñaata tonnu ceeb la dugal Touba et pourtant su ko neexoon mu jiital ay caméra am na ko mën na ko ñu topp ko mais dafay toog fi mu toog la toog bàyyi fa tonnu ceeb yi taala mi ngi may dégg moo yoroon numéro téléphone yi mooy woote këru diine yi di fa wàccee ay saaku ceeb je crois que Sénégal ci loolu lañ leen di xaar tey mais xaaruñu leen ci ay saaga ak ay ŋàññ tey ñun dërëm bu ñu am dañ ko fas yéene yóbbu ci màggal Touba lu toll ni màggal Touba ngeen di taxaw di def ay live di saaga nit ñi di saaga njabootu sëñ Touba yaakaar naa ni dafa am yoo xamante ne tey dafa rafetul ci dëkk bi Sénégalais yi nañu ubbi seen bët ndaxte gis nga kilifa diine yi nañ leen génnee ci lépp mën nañu dugg suñu politique dugg suñuy foo mais kilifa diine yi bés buñ ci duggoo nga xam ne alku foofu la toll ñun de lenn la ñu xam ay taalibe murid lañ taalibe Serigne Saliou Mbacké lañu gëmuñu kenn ku dul Serigne Saliou Mbacké dama jokk ci sëñ Cheikh Saliou sëñ Abo xam na li may wax man bi may dugg kër sëñ Cheikh Saliou Mbacké sa leader duggul kër sëñ Cheikh Saliou Mbacké na laaji Landing Savané 1992 ba 2021 man ak Landing Savané ñoo fa doon dajee kon donc li may wax démb la du tey yéen tey ngeen ñëw tey ngeen xam réseaux sociaux ñun ba ñuy jàngi xam-xam di jàng école yaakaar naa ni boobu ñi ngi leen di couche wala yéen a ngi toog seen kër di raam màgg nag amu leen yar amu leen dara xammewu leen kenn nekk Europe surtout 90% yi nekk ci réseaux sociaux yëpp di saaga c'est des ratés ay ratés ngeen bàyyi seen dëkk daw wuti ji dara amu leen fa dara nekk ci réseaux sociaux yi connexion bi yomb na fa foo toll ci centre commercial am sa connexion nekk ci bedd bi di lambar di saaga je te le jure vous ne faites pas la fierté de votre parent seen parents yi am na leneen lu ñu doon gis ci yéen su ngeen demee ba mënut leen ñëw leen toog Sénégal yéen a ngi xeexal Sénégal Ousmane Tounkara bi wax Sénégal bi ngeen di marché fu mu nekkoon 1 million de marché fu mu nekkoon ay vidéo Ahmed yéen a nga fi ay nit yoo xamante ne lu ñu ko wax mi ngi fi mën naa ko tegal ngeen gis ko donc nit dof lenn rek laa lay xamal gis nga li nga doon wax teggil sa sànq diw mi ngi fële li ma waxoon du ma ci dellu si wax naa ko pare naa ci demandé naa leen ay preuve 15 jours indi leen preuve lenn rek laa la ciy yóbbante nit dof
maa ngi souhaité Anna Diamanka joyeux anniversaire lundi bii ñu génn moo doon anniversaire am bi ñu jógee Magal Touba dimanche lundi la doon fête anniversaire am Anna nous te souhaitons joyeux anniversaire happy birthday à toi longue vie dundal ba say may di baawaan Anna sama sœur la te loolu ngeen xamul te anniversaire am amaana yëgoo ko sax nit dof ma yóbbante la beneen nit dof waa Caaroy nee nañu Sonkis booy li ngeen di def ci connexion di ko saaga soxla nañu couche ak meew wax laa la wax nag waa Caaroy nee nañu ngeen indil leen couche ak meew sinon yuuxu dina jëf fuñ ko foogeewul nit dof loolu laa doon tontu ci sa live bi nga mujj def. siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu